ñuy am mbégte saa su nekk di ko dalal ci xam-xam bi mu nekk professeur nekk également chercheur bind ay xaatim liggéey bu am solo. waaw lu am solo la ñu am mbégte saa su nekk comme ni ko waxee Fatou di dalal docteur Cheikh Gueye ak initiative yu bëri yi nga xam te am na ko nekk ci société civile bi chercheur wax nga ko tey nag àdduna wërngal këpp am na lu ñu célèbre ñu koy wax journée mondiale des think tank xam naa dina ñëw gën ñoo expliquer luy think tank di xeetu barabu xeltu yooyu nga xamante ne ñoom ay borom xam-xam dañ fay nekk di proposer liy doxal jamono kanam laataa loolu maa ngi koy wax sànq bokk nañ ci société civile ñoom ñi gis nañ docteur ñu ngi ko doon wax sànq mbiram violence ak tolluwaay jamono fii ci Sénégal ak mbiram Ousmane Sonko yéen société civile bi génne woon ngeen sax benn communiqué ngir wooteeg dal. waaw may nuyuwaat ñëpp di rafet lu baax invitation bi di nuyu Fati aussi suñu estime ak yëpp yaakaar naa ni xam na ko ndax bindkat la moom tamit donc ci suñu biir la bokk waaw dëkk bi fi mu toll xaw na jafe ndax damay wax ne Covid baa ngi yéeg dëkk bi di wàcc ci jëm ci mbiru koom di wàcc aussi ci mbiru li nga xamee ni mooy politique ak li nga xamee ni noonu lañ koy defee Sénégal ñu xam ko bu yàgg ci maanaam vie politique bu yëngatu waaye aussi boo xamee ni ci ay cycle bu jógee ci yëngatu après day jàll ci apaisement ñu gis nag ne fan yi yëngatu na lool te jàppoon nañ ne ginnaaw weesu nañu élection yi war a dem ba 2024 door a am élection waroon nañu am période boo xamee ni période dal lay nekk période ànd surtout nag bu fekkee dañu nekk période Covid nga xam ne ba ñuy door dañoo fexe ba ñëpp topp ci ginnaaw président de la République mu woo ñëpp waxtaan ak ñëpp même ñi nga xamee ni ñoo doon manifester juste la veille ay ñoo lànk ak ñëpp dem wuy ji ko réew mi yëpp ànd ñu xam ne am na lu am solo lu ñu jàmmaar lool loo xamee ni pour ñu daan ko il faut suñu cohésion sociale suñu ànd lëkkaloo moo ko mën a daan ñu gis nag ne fi mu toll nii feebar bi jaabaa jonge na yegg na foo xamee ni kenn xalaatu ko woon daanaka ñu ngi fi doon ndamoo fan yee ci ginnaaw ne Sénégal bokk na ci réew yu jiitu ci paj mi tey jii nii bokk nañ ci réew yu mujj ci Afrique de l'Ouest kon nag nga gis ne li ñu waroon li nga xamee ni moo ñu waroon mooy ñu takku ànd lépp loo xamee ni ay jafe-jafe la suñu diggante ñu teg ko ci suuf ànd jéem a xeex mbas mi waaye gis nañ ne loolu amul ñu koy regretter bu baax ba tax na effectivement ñu nag yenn organisation société civile yi génne woon nañ ci communiqué wax rappeler nit ñi ne dal réew mi laaj ak feebar bi fi mu toll ak yu ni demee. lan mooy seen position ci affaire Ousmane Sonko bi. xam nga amuñu ci position ndax mbir mi jóg na information yi jóge fu nekk donc bu amee lu mel noonu ñun comme suñu rôle du far walla di gaawantu ci ay jàngat li ñu war mooy ne teg déglu xool ku ci nekk taxawaay bi nga xamee ni moom nga ci am bu laajee ñu waxtaan ak nit ñi ñu waxtaan ak ñoom bu laajee ñu àtte bu laajee aussi ñu am beneen gis-gis buñ ci mën a am ñu exprimer ko ñun loolu moo ci suñu rôle waaye rek di fàttali aussi principe yi nga xamee ni moom moo lal réew mi ak suñu cosaan suñu aada ba tax tey jii ni Sénégal ñu xam ko dans l'ensemble ci dëkku jàmm donc loolu toujours dañ koy fàttali ci posture yi nga xamee ni yëpp moom la ñuy liggéeyee. ci wàllu woowu ba léegi parce que yow da ngay xaltu ci wàllu diine aussi bu problème amee nit ñi dañuy xalaat ne bëgg nañ kilifa diine yëkk seen kàddu moment bi déggagun par exemple kilifa diine yi xalif généraux yi wa ci clergé bi ci wàllu église bi wax ak gum ci situation dëkk bi noo ko mën a jàngatee. waaw kilifa diine yi dafa am ay plusieurs rôles d'abord guide religieux donc ñëpp xam nañ ne seen ginnaaw lañ topp. études yu bari wane ni Sénégal loolu vraiment mooy spécificité am waaye yenn saa yi aussi ñu am posture tribal maanaam koo xamee ni bu askan wi soxlaa mu waxal ko mu taxaw waxal ko waaye aussi mu am taxawaayu régulateur ci jamono ju mel nii yëngatu
ban posture la ñu bëgg sëriñ kilifa diine yi am kilifa diine yi comme ñun maanaam dafa naan tekk moom tamit xool mbir mi fan la jëm. donc nit ki tamit boo koy waxloo day fekk mu am lu mu wax. te wax ba war a am jeexital gis nañ fan yi yëpp organisation yi nga xamee ni ñoom ñooy yëngatu ci mbir mi yëpp woo kilifa diine yi dañoo bëgg kilifa diine yi wax. dañoo bëgg kilifa diine yi génn wax. waaw loolu ñi ngi koy rafetlu mooy wane ne ñi ngi leen di bàyyi xel. waaye nañu xam ni aussi kilifa diine yi seen baat warul bari su seen wax bare wax yi kenn dootu ko dégg. dëgg la donc moo tax bu ñuy génn di wax rek dafa war a nekk wax ju am solo. loolu laa ci xalaat. est-ce que yéen a ngi ci dox ay jéego maanaam ñi nga xam ne dañoo ŋànk société civile bi ñu dem comme kilifa diine waxaguñu ñu dem ba ci ñoom yéggalee leen li xew ni leen bëggoon nañu kat lii fitna mën na cee yeewee ko est-ce que doo leen ci wax dem ci Serigne Mountakha yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko dem ci Serigne Babacar Sy yàlla yàggal ko fi te wéral ko dem ci kilifa diine yu bëri waxtaan ak ñoom jox leen maanaam xibaar bi ni leen kat lii mot na yee fitna te bu nu sañoon ngeen wax ci ba jàmm am est-ce que loolu yéen aussi waroon ko def. xam naa ne du ñu woo caméra yi bu ñuy def liggéey boobu donc ñun ci kuréel googu Chérif di ma invité nii ma wax ci kuréel googu moom kër diine yëpp dañ fa am. mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal. kilifa maanaam këru diine yëpp dañ fa am ay représentants. donc li ñuy waxtaan suñu biir ñu ngi koy waxtaan ak suñu biir li ñu war a waxtaan ak kilifa yi ñu ngi koy waxtaan ak kilifa yi ñu ngi leen jox information yi nga xamee ni moom la ñu war a jot. lu mu laaj ci taxawaay buñ ca yeggee bu jotee ñoom dinañ génn taxawee ko. docteur Sànq yaa ngi koy wax ne Sénégal ñun ñu ngi wàcc ci ay fànn yu bëri. mbas mi moom mi ngi yéeg ni mu ko neexee Ablaye Sànq mi ngi naan mu ngi mbas chaque jour ñu dégg ay cas mais ba léegi dafa mel ni askan bi am na si ñoo xam ne dugalaguñ seen bopp quand même que ni l'heure est extrêmement grave nombre de décès yi boo leen waxee lañ lay wax gisaguñu ko corona rey wala ñu ne la corona du pour doomu Afrique mën ngaa corona bu wér te doo ko xam version yi bëri na terewul coronavirus mi ngi continuer et ça devient de plus en plus compliqué ni nga ko waxee Sénégal dem na ba mi ngi ci place yu mujj yi ci dëndëb Afrique sowu jant bi dëndëb Afrique sowu jant ban taxawaay d'abord est-ce que du kilifa yi dañu lajji nañ ko waxaat et puis ban taxawaay la ci société civile bi am quand même pour conscientiser un peu sensibiliser les populations. waaw man jàpp naa ni ñun ñëpp lajj nañ ndax bu ñu jógee fi ñu jógee nekk ay champion ci xeex bi ba yàgg mu ñu doon ñi nga xamee ne ñooy ndarde. ñooy cuune yi kon loolu wane na ne ñun ñëpp échoué nañu. champion à cuune. waaw donc li nga xamee ni moom laa ci mën a jàngat mooy d'abord nguur gi am na ci wàll. parce que demoon nañ ba nga xamee ni même président de la République daawul woon takk masque. ñi nga xamee ni ay daje doon na am seen côté ñoom it exemple boobu. joxe wuñ ko fañ ko war a joxe. te it taxawaay bañ ci amoon ci première phase bi. xam nga ni wàcc na. ndax soo xoolee bu baax niñ ci daan waxee. ñi nga xamee ni noonu la ci kilifa yi daan génne di wax ñi ci am xam-xam génne daan wax loolu yëpp dafa wàññeeku kon loolu wàllu nguur gi la mais du nguur gi rek moo ci am wàll ndax yaakaar naa ni ci li ñuy gën a jàngat ci première phase bi mooy xeex bi dëgg communauté bi ñoom ñoo koy gagné. communauté yi tamit vraiment dañoo bàyyeeku. heure bii daaw fekkoon na ñuy commencé di wax. nañ dugg ci quartier yi nañ dem ak ASC yi nañu def lii nañ dem wax ak daayira yi nañ dem wax loolu yëpp da ngay seetlu ne dafa na sax kon nag nga gis ne wax dëgg takku waat laaj na ko surtout que ay défis yu am solo mi ngi suñu kanam ñëpp xam nañ ni feebar bi léegi dootul def ay semaine wala ay weer jóge fi am na ay taxawaay yu bees yu ñu war a am par rapport ak ñàkku bi fexe nit ñi gën a ñime ñàkku bi yu mel noonu yooyu yëpp tey jii nii dafa laaj ay taxawaay yu am doole réew mi yëpp bokk ko boole seen xalaat boole seen doole ngir am taxawaay boobu waaye gis nañ ne
loolu tax amul. mais docteur nga baal ma bu nu jàngatee maanaam mbir yi fi am ñuy wax affaire Sonko bi gis nañ ni fan yi journaux yi affaire Sonko rek la ñuy wax. est-ce que loolu yéen naxasaay loolu seen liggéey ci maanaam yéen nit ñi ci mbas mi parce que waxatuñ ci sax lu bëri journaux yi ngay ibbi ñu bind ci mbas mi sax bëreetul te nee nañu ci février bi li ñuy xaymat ci ñu dee ci la nar a ëpp te. voilà ñi ngi wax affaire Sonko di loolu dëgg la c'est sûr que actualité bi bu fekkee dafa am lu xew lu mel noonu dominer actualité bi lu bari ci ay xalaat ak ay taxawaay yu ñu mën a am dootu ko am ndax effectivement nu mu mënti demee yéen médias yi yéen a yor orientation opinion bi donc loolu tamit ñi ngi leen ci maanaam interpellé waat ñaaxaat bu baax parce que fu ngeen jëmale nit ñi rek fa la nit ñi di jëm yaakaar naa ni moo tax may ñaan mbiru Sonko ak mbir yooyu ñu jéem a fexe nu ñu toogee ay quelques semaines bàyyi ko teg ko jéem a xeex mbas mi ba kii mbas mi ñu door a dellu ci mbiru justice ak politique. maa ngi ko doon wax sànq prétexte sax mooy loolu tey muy journée mondiale des think tank yéen am ngeen ci benn ndaje boo xamante ne thème bi mooy contribution des think tank dans la gestion de la pandémie Covid-19. mais think waaw tank bëggoon naa mu faram fàcceel ñu ko ci tënk rek. waaw think tank baatu anglais la boo xamee ni dafa li muy bëgg a wax rek mooy ay nit ñu dajaloo. def seen kuréel am taxawaay ci xalaat. ci xeltu ci tamit produire ay recherche. produire ay données. muy statistique quantitative wala qualitative. yoo xamee ni liñ ci jublu mooy jox ko askan wi. jox ko ñi nga xamee ni ñoom ñooy décider ngir ñu mën a am ay cëslaay ba seen décision yooyu nekk ay décision yu leer décision yu sell. mu doon loo xamee ni nag soo ko xoolee ci réew yi nga xamee ni ñoo ñu ëpp doole dafa am solo ndax amul benn décision boo xamee ni dinañ ko jël te ay borom xam-xam yu ñu organiser di leen financer di leen jàppale duñ ci am taxawaay di xalaat li nga xamee ni moom la nguur gi war a def ci économie ci politique ci social ci culturel ci lépp ba pare am ci gis-gis bu sori tamit ndax boo ko seetloo suñu gouvernement yi seen gis-gis seen xalaat seen taxawaay toujours day doon dans l'urgence. léegi lan mooy contribution yooyu ci soo xoolee ren ci mbas mi 2020 amul yaakaar naa ni ñun ba ñu xàmmee ba léegi mosuñu gis ñu jox borom xam-xam gëdd biñ ko jox ci année bi ci lañ gisee ñu créer CNGE. ay borom xam-xam ñoo fa nekk même si borom xam-xam santé ñoo fa ëpp. ci la université ak think tank ya fa nekk muy laboratoire yeeg yooyu ñoom ñëpp ku ci nekk am taxawaay ci mbas mi ku ci nekk ca domaine ba nga nekk. ñii nekk ci diine di xalaat diine ji naka la mën a taxawoo mbas mi. ñii di xalaat ci mbiru économie Sénégal naka la mën a def ba génn ci mbas mi te du nësax ak yeneen domaine ñun ñi nga xamee ni ñun ñoo gën a féete tamit ci société civile bi yor ci ay think tank boobu taxawaay lañ ci am donc xool maanaam ñiy bay fan nan la leen mbas mi impacté ñiy jaay naka la leen mbas mi impacté am na aussi think tank yoo xamee ni ci nguur gi la ñu aju. ñu mën cee lim bureau de prospective économique. nga xamee ni yéen ku ci nekk gis na toujours li nga xamee ni enquête yi muy def di ko joxe. comme Moubarak Lo gis ngeen ko tamit donc ñun muy IPAR muy ENDA Tiers Monde muy BP muy yeneen kuréel yi nga xamee ni ñoom ñoo sos li ñuy wax CNRTT. maanaam Sénégal réseau des think tank. li ñuy bëgg a taxawee daal mooy gën a jàppale nguur gi ak askan wi ci xeltu googu ñu war a xeltu ba mën a am taxawaay yi mu laaj. journée des think tank le 31 janvier la doon nekk. bi yoon nag comme dafa xaw a xat ñu ne léegi nañ ko indi ba le 16 ndax mën a waajal ko bu baax. ñu invité ci ministre de l'économie et des finances. donc mu nangul ñu ko ñëw. war a diisoo ak ñi nga xamee ni ñoom ñooy xeltukat yi wax leen ñoom ci seen gis-gis naka la ñu taxawee ci mbas mi ci mbiru koom naka la tamit ban besoin la ñu am ñoom
ñun ñi nga xamee ni ay think tank lan ñu war ko taxawee ba mën leen a jàppale ci xalaat yooyu ñuy wax bon ñu mën ko rafetlu bu baax parce que loolu moom mooy objectif final bi maanaam mooy fexe ñiy décider ak ñi nga xamee ni ñooy xalaat di xeltu ci réew mi di bind di tëral ay idées pour tey ak pour suba ñooñu am lëkkaloo goo xamee ni dina tax njariñ li yaatu ci réew mi. am na benn journal tey Walf Quotidien dafa titré que ni relance économique bi nee na forage waa léegi naka pexe yéen nan la ñuy def pour mën a relancer loolu. waaw loolu effectivement li ñuy wax relance économique man sax doonul baat bi ma préféré dama yaakaaroon ne bu ñu génnee ci mbas mi ak li nga xamee ni jàngat nañ ko ci suñu manque de souveraineté bu jëm ci mbiru li ñuy lekk li ñuy fajoo même suñuy jàng la ca biir est-ce que reflété na réellement suñu souveraineté ak yeneen domaine waroon nañu am beneen taxawaay bu ñu génnee ci mbas mi en tout cas defoon nañ ci jàngat boo xamee ni ñëpp jàppoon nañ ni buñ ci génnee du doon relance ndax relance day mel ne yoon woo jëloon la di ci daw ba yàgg mu taxaw nga war a demaat waaye li ñu mbas mi woon mooy yoon wa ñu jëloon baaxul kon nañu war a wàcc yoon woowu def li ma xam ni moom laay tuddee rupture maanaam jël weneen yoon woo xamee ni lim ñuy permettre mooy ñu gën a gis suñu bopp ci li nga xamee ni mooy politique yi nga xamee ni moom la état bi di tëral gën a réorienter suñu ay budget suñu ay moyens suñu ay ressources ci li nga xamee ni mooy l'essentiel gën a jublu aussi ci li nga xamee ni moom mooy bëgg-bëgg ak besoin waa réew mi ak askan wi ñi nga xamee ni ñoo ci gën a néew doole ñun jàpp nañ ne ci loolu ba tey relance bi d'abord gisaguñu relance bi réellement sur le terrain ak concrètement waaye jàpp nañ ne rupture la ñu gën a soxla que relance donc loolu xam naa dinañ ci am waxtaan ci kanam ak ki nga xamee ni mooy ministre de l'économie et des finances. 9h. vaccin bi ba vaccination bi parce que gis nañ ni quand même nee nañ moo xëy na moo mën a sauver nit ñi ci jàngoro ji au début amoon na réticence mais dafa mel ni justement ci BEP boobu ngay wax noonu étude bu ñu mujj def mooy au moins 52% sénégalais yi pare nañ pour vacciner dafa mel ni kon ñu ngi commencé quand même changer gis-gis ci ñàkk yi. waaw ñu ngi ciy rafet njort parce que même ci dëkk yi nga xamee ni balaa ñuy ñàkk ba yegg na fa. balaa ñuy ñàkk daanaka 30% nit ñi ñoo doon exprimer besoin wu ñàkku wala boog ñemee ñàkku. tey suñu réew yaakaar naa BPE def na étude bi wax ne 38% nit ñi. ñoo ne daal ñoom bu ñàkku ñëwee dinañ ñàkku. fan yii nii ba mu génne waatee étude bi wane nañu weesu nañ sax 50%. muy wane ne bis bu ñu commencé ñàkk sax day gis nit ñi gën ko ñemee. gën a gis njariñ yi. waaye dama jàpp ne tey jii nii laaj na taxawaay muy yéen muy ñëpp ci communication. pour waajal ko. pour inverser effectivement pourcentage boobu ba nit ñi nga xamee ni bëgg nañoo ñàkku gën a bari ci réew mi. te ñu ànd ko aussi ak borom xam-xam yi ndax maa ngi ciy waxtaan keroog ak professeur Mboub bu IRSF. ñoom ci seen bopp tey jii dañu war a génn pour dalal xelu nit ñi. ànd ko ak kuréel yi nga xamee ni ñoo gën a jege mbooloo mi. gën a jege askan wi. parce que ñun doon gis au début waa ministère de la santé gisatuñ leen ministre bi directrice de la santé ay Seydi gisatuñ leen sax ñu nekk au devant. te effectivement ñoom xam nga comme Sénégal xaj na bu ñu nee politiciens yi wax mën na am nit ñi am nuñ koy dégloo mais borom xam-xam en général dañ ko jox respect. donc comme ñoom ñooy borom xam-xam yi vraiment ñi ngi leen di ñaanaat. muy ci mbiru mbas mi. muy ci mbiru vaccin yi ñoom tamit ñu amaat ci taxawaay bees waaye comme ni ma ko waxee ñoom ñëpp bu ñu fàtte de ci ay kuréel lañ bokk. kuréel yooyu nga xamee ni ci lañ bokk ci université. bokk ko ci ay organisation société civile. kuréel yooyu yëpp tey jii seen taxawaay ci mbas mi yaatu na am na solo lool nit ñi apprécier nañ ko moo tax ñu bëggoon mu gën a am doole te ñu gën koo lëkkaloo ak nguur gi loolu moo waral ñu bëgg aussi fésal ci journée des think tank njariñ boobu mu war a am. merci beaucoup docteur amoon nañu mbégte di la dalal
Très bien jërëjëf docteur Cheikh Gueye nekk chercheur nekk itam Enda Tiers-Monde mu doon waxtaanee lu jëm ci wàllu mbas mi ak itam tinki tànk mooy xeltukaay boobu nga xam ne ñoom borom xam-xam yi dañ ciy def liggéey bu am solo Abdoulaye à la semaine prochaine incha allah. Merci beaucoup jërëjëf li nga indi si jàngat amatina solo Mokhtar à demain. À partir de 6h30. Très bien bonne journée Chérif. À demain incha allah même heure. Merci de votre fidélité 6h30 ngeen àndoon ak ñun 9h jot na c'est toujours un plaisir de vous accompagner les matins on vous souhaite également une très bonne journée restez en compagnie des programmes de la télévision Futurs Médias tout de suite Yeewu Leen Bijou Thioro et les autres on vous souhaite une très bonne journée encore une fois et merci de votre fidélité.